asalaamaaleykum sama waa tim sama Adja Traiteur maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal seen teewaay à chaque fois ci sama chaîne YouTube tey nag ñu ngi réaliser ay fataaya mu nekk lu sénégalais yëpp bëgg lu neex lu saf ingrédients yi lañ utiliser farine huile sel comme ni ngeen ko gisee nii suñu farine ak sel lañ teg ci bocal sotti ci suñu diwlin diwlin bi ak farine bi leen jël di mélanger parce que ça va nous faciliter à travailler la pâte dina tax mu gën a gaaw a jàpp doo ci nekk di travailler lu yàgg ba pare day tax pâte bi tamit dafay croustillant donc là ñu ñëw def quelques assaisonnements herbes de Provence non seulement pour aromatiser ko jox ko goût bu neex mais aussi rafetal suñu ay pâte la paprika la dañ ñëw def noonu moom aussi c'est pour colorer ko jox ko benn couleur bu rafet ak benn odeur bu extraordinaire donc gis ngeen là ce qu'on appelle lii la ñu woowee sablé ñu ngi koy sablé suñu pâte dañ koy sablé ba pare après sotti mën a sotti ndox pour am carrément suñu pâte fataaya donc là da ngeen koy mélanger ba yépp jaxasoo xorom bi herbe de Provence paprika sel ak huile ak farine laa nag ñu commencé ñëw jël suñu ndox daal di sotti ndox bi nag pax nànk-nànk ngay def doo jëlandoon ndox bi yëpp sotti ko ci balaa muy tooy wala muy lóor ngay obligé di wutaat farine da ngay def par nànk-nànk rek di nga dem ba di nga am pâte bi nga bëgg te sa pâte du tooy donc laa ñu dolliwaat tuuti gis ngeen nànk-nànk rek ngay def di yëngal te farine bi dëgërut parce que dañ ko sablé laa suñu pâte mi ngi jël forme gis ngeen ni que tooyut dolli ma ci farine dama def ndox nànk-nànk ba am pâte bi ma bëgg donc là ma commencé ko travailler nag pour am développer élasticité wu farine bi donc moom laa nekk ni def nii def naa ko pendant quelques minutes ci biir saladier bi travail yëngal bés yëpp maase huile bi ak ndox bi ak ingrédients yi donc ñu travail bu baax normalement da ngay dem ba finalement sax sa saladier du takk parce que li koy waral mooy diwlin bi ak dosage ndox bu normal laa indi nañ ko suñu plan de travail toujours di defar suñu ay pâte ak suñu ñaari loxo bii pa pour mën mu nooy bu ñu bëgg élastique aussi laa pare na ñu delloowaat ko ci suñu bocal jël suñu papier filmer suñu bool suñu saladier pour ñëw teg ko mu reposer wu pendant 1h30 voire maximum 2h mën na dem ba 2h de temps du ci yàq dara day tax mu gën a reposer wu donc là c'est bien emballé ñu teg ko à côté pour mu mën a reposer wu correctement léegi nag dañu ñëw jàll ci suñu soosu yàpp bi ñu war a defaree suñu fataaya donc comme d'habitude viande hachée fait maison ça y est là la poivron oignon ak laaj lañ dëbb soble baa ngi nii 7 épices soja tomate sel ak poivre la pol lañ jël def ci ñaari kudd yu mag diwlin parce que man bëgguma togg bu bari diwlin ñoo def ci suñu viande hachée tasaare ko laa mi ngi commencé jàpp bay génn ndoxu boppam ñoo def ci sel tuuti rek parce que yàpp dafa gaaw a saf xorom surtout bu seddee te lii buñ koy def ci biir pâte yi dafa war a sedd laa def nañ poobar ñaari kudd yu yam yu ndaw yi parce que bëgg nañ mu xaw a épicé tuuti ñëw rajouter ci 7 épices bi ñu woowee 7 épices la paprika lañ def noonu aussi bu ci nekk ñaari cuillère yu ndaw léegi nag bi ñu mélangé ba loolu jàll ak épices yi ñoo def ci suñu soble ak suñu nokkosu poivron oignon ak laaj yokk nañ ci aussi kuddu gu mag soja moom ngeen gis noonu mélangé ko defaat nañ ci tomate lu tollook 30 grammes maanaam kuddu gu mag daal di jaxase gis ngeen suñu sauce mu ngi jël forme xet baa ngi fi di def ci tuuti ndox biñ ko bàyyi dañu reposé ba commencé na mais def ci tuuti ndox ñu war a ndox comme ça pâte bi dañ dañu bëgg rek mu yem parce que warum ndox la bu ndoxee aussi dafay couler sooy tëj fataaya bi donc dafa war a yem comme ni ngeen ko gisee nii texture bi ngeen war a am pour suñu sauce vraiment neex na laa ñu ñëwaat ci suñu ay pâte bàyyi lañ ko pendant 2 heures de temps mu reposé wu gis ngeen nooy na nepp la pâte c'est bien reposée nooy na nepp gis ngeen ni ñu ñëw dër suñu ay fataaya donc dama ko jël daggate ko en 4 parties ingrédients yi dinaa ko bind ci suuf dinaa ko bind ingrédients yi ma utiliser ak dosage bi yëpp donc là yéen a ngi gis ñu ngi ñëw dër suñu pâte neex na dër dañu ko teg rek
ak suñu bâton suñu plan de travail lekk dër ko gis ngeen ni mu maase amul côté bi gën a jug partie yëpp a maase pâte bi lisse bien coloré ak herbe de Provence yi gis ngeen moo def ay grains yi dafay rafetal suñu ay fataaya donc laa ñu jël suñu coupeur à pâte dagg suñu ay def suñu ay forme bi ma njëkk a jël forme cercle bi la donc moo nekk nii gis ngeen pâte bi dafa souple dafa lisse c'est très joli macha allah day tax nga am ay forme fataaya yu rafet am na appareil yu koy def ndax xam ne da ngay teg rek découper après jël fataaya bi dugal ci biir bës rek mu tëjal la sa fataaya juste que au moment où je faisais ça j'avais pas ce petit appareil là donc là suñu sauce ñor na ñu daal di ñëw defar suñu fataay dernière étape bi gis ngeen nu mu mel dafa yem rek ndoxewul dangul yenn dang yi donc fekk nañu dër suñu ay fataaya ñu daal di ñëw jël suñu première pâte sotti ci fataaya bi moo nekk noonu daal di koy tëj pâte bi soo ko defaree normalement du tijjeeku parce que bi ma saafee di ngeen ci rendre compte gisu ngeen di ngeen gis ne fataaya benn ubbeeku wu ci donc laa ñu tëj ko boo bësee rek dafay fermer wu yeneen gis ma teg fourchette nag c'est juste pour bien refermer après aussi jox ko benn aspect décoratif bu rafet aussi appareil bi may wax nag c'est déjà nii la mel dents yi dafa croiser donc boo ko ci lalee da ngay def sa viande wala sa poisson bu fekkee sauce viande nga def wala poisson da ngay tëj rek mu jox le même effet que fourchette bi je pense que ñu bari dinañ xam appareil bi donc on a pu faire 4 formes def nañ cercle def nañ bu rond def nañ bu carré ak forme fataaya bu habituel bi ñu saafee ba pare mi ngi nii lii lañ am sauce bi ngeen gis à côté pour accompagner ko la moutarde vinaigre sel poivre ak un peu d'huile d'olive donc mi ngi nii suñu ay fataaya pare na tey nag benn nit rek laa yàqal ak bébéem muy ma grande sœur Aminata Thiam ñu gën ko xam ci Néné ak sama princesse Aminata Dianka ñoom laa yàqal sama Adja ñu ngi